seen émission yoon wi di jotaay politique ak dundinu askan wi ci rajo Futur Média ak Alaaji Assane Gueye. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu ànd ak yéen seen émission yoon wi tey ñuy am mbégte ànd ak monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye di njiitu parti ACT parti bi taxaw ngir wàllu citoyenneté ak lépp lu jëm ci wàllum xëy monsieur le premier ministre ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi. maa ngi lay delloo ziar Assane. jërëjëf ni ko Mouhamed Ndiaye di waxee ci rajo bi Abdoul Mbaye neexi tubaab ndax Abdoul Mbaye neexi wolof laa janool. ah wolof bi nag dinaa ci góorgóorlu waaye ndegam émission bi ci émission wolof la dinañ bu jeexee nga tontu ma ci. incha allah ñu revenir un peu en arrière par rapport ak sa pal nekk premier ministre d'abord ndax doon nga ko xaar ak naka la yëf yi ñëwee ak nan nga jëlee xibaar bi. ci dëgg-dëgg nag mosuma ko wut. li ma def daal mooy bi ñu toogee ba at mi di waaj a jeex man jàppoon naa waratuma toog di seetaan. jàppoon naa ne Sénégal soxla na leneen li nga xam ne li ñu ngi ko doon dund ba ca booba. ma seet nag ci candidat yi jàppoon war a dugg ci làmb bi ci géew bi jàppoon ne président Macky Sall ci kaw programme bi ma jotoon a lire yoonu yokkate ak waxtaan bi ma amoon ak moom. ma jàpp ne moom laa war a jàppale. ndax politique moom musuma ko woon a def. te sopp ma woon war ci dugg. kon jàppale koo xam ne kii moo la gënal ci ñi taxaw loolu moo doon sama choix. ma jàppale ko ci li ma ko mënoon. waaye musuma ko laaj musuma ko ne saa yoo faloo nag ma dénk lii walla nga dénk ma lële. maa ngi fàttaliku sax bi ñu voté deuxième tour ca guddi gi laa jël sama avion dem tugal ndax dafa am mission ba ma fa doon xaar. ca foofa laa ko téléphoné di ko ndokkeel ba bu ne ma kañ ngay dellu si ndax soxla nañ la fi bi ma dellu see nag ci la ma proposé premier ministre ma nangul ko. très bien kon amoon na ay relation avant xamante woon génn. waaw tuuti waaye ñu ngi gën a xamante ci biir campagne électorale bi. finalement lan moo indi tàqalikoo bi firange la bu buur wala ci yow la. non premier ministre dafa di liggéey boo xam ne. ku ca dugg war na am loo nangu. te loolu waxoon naa ko président de la république bi may oo naan ma dam lay dénk premier ministre. li ma ko waxoon mooy man directeur général société. nekk naa ko ay yoon directeur général u banque. directeur général nag conseil d'administration day daje ne jeexal nga daal di dem. loolu la ñuy wax révocable ad nutum ci tubaab. ma fàttali ko loolu ne ko nag dénk nga ma tey premier ministre nangul naa la ko waaye bu fekkee ne ëllëg jóg nga ba ne ma lii nga xam ne dénkoon naa la ko delloo ma ko dinaa la ko delloo ci jàmm ak salaam ba pare nag dara du xew suñu diggante. te looloo am. dañu dem ba yaakaar naa mu gis ne premier ministre bii ni muy doxalee mënuñu ànd. élection war a ñëw di élection locale te man duma politicien xaw ma politique maa ngi koy jàng nag. waaye xaw ma ko woon ca booba daal la jàpp ne dañu war a tàggoo. ñu daal di tàggoo ci jàmm. ni ngay doxale c'est-à-dire da nga doon jël un peu d'indépendance par rapport aux décisions wala ni mu doon doxalee dafa amoon yow. non du indépendance waaye nag am na loo xam ne lii kenn mënu ko am ci man. jël sama signature mu tegu ci ay marché gré à gré yoo xam ne teguwuñu ci yoon. te loolu yaakaar naa jotoon na ko gis. ndax xaw ma ndax yaa ngi fàttaliku affaire u Big Togo. loolu moom doon na décision boo xam ne nanguwuma woon ànd ci ñi koy signé. ak yeneen waaye loolu nañ ko. maanaam ci gàttal rupture bi ñu doon wax kon parce que ñun on pensait que loolu jeex na ci réew mi da nga bëgg wax ni rupture bi amul kon boobu vous êtes rendu compte bi nga duggee. ca dëgg-dëgg boobu yaakaar naa rupture amul mais li koy firndaal sax mooy man génn naa primature. ba taxawal benn kuréel bu ñuy wax club de réflexion travail et vertu ci kaw rek bëgg jàppale. président Macky Sall ak gouvernement de la République ak képp koo xam ne am na baat ci réew mi ci wàllu économie.
kuréel boobu ñu tuddee ko club de réflexion travail et vertu liggéey ci bind ay rapport teg ko seen loxo. kon rupture amutoon waaye nag li indi ma jóg jàpp ne dama war a def politique ba noppi di ko def muy politique opposition. mooy waxeet yu bëri. ak bàyyi li nga xam ne lii moom laa jàppoon ne moo gën ci Sénégal ba taxoon ma ànd ceeg moom. indi leneen. xam nga ñu ngi doon oote gestion sobre et vertueuse. ñu dem ba kenn gisatu ko. ñu ngi doon oote mandat 5 ans lay doon te ci man mii lay jëkkee. ñu dem ba bàyyi ko. waxoon nañ fi du ma mës a génne décret et cetera loolu sax te dafa bi muy agsi yàggut waaye mu mujjee na ñëw. ak yeneen. loolu moo indi ma jàpp ne Sénégal. bu fekkee ne jóg nañu war ko defar. bu fekkee ne bëgg nañu suñu askan wi dund lu baax lu gën ci moom façon yi politique bi la ñu war a soppi. du waruñu yem rek ci diw politicien la. de defu fi lu nit mën a nangu na dem ñu indi keneen. ni ñuy doxalee politique la ñu war a soppi fii ci Sénégal politique du métier. politique du profession. politique du loo xam ne da nga ciy dugg di ci xaar lu jëm sa poos luy dundal sa njaboot luy dundal say mbokk. politique da nga koy dox jiital njëriñu réew mi jiital njëriñu askan wi. ñu nag ci loolu la ñuy jox ba taxawal alliance pour la citoyenneté changement yu xóot ngeen bëggoon daal profond. changement ci lu xóot ngeen bëggoon. waaw ci réew mi ñun ci loolu la ñu. boobu daf fekk nag ne xëy na liñ fi baaxoo gis diggante un président ak un premier ministre nag mooy taxawin bi ci ginnaaw nag da ngay defar sàpp bi nag les gens se disent gis nga Abdou Diouf bi mu nekkee ci ginnaaw Senghor malgré une gàttaayu Senghor Abdou Diouf malgré njoolaay bi voilà nëbbatu na keneen noonu bëgguma tooñ ñi leen ancien premier ministre boo toogee ci wetu koo xam ne déjà am na coow lu juboon sax ay wàllu woy kan la ci costume gën a jàpp nga ñëw ak say costume sur mesure est-ce que du ne waa ji kat sama fauteuil bi lay piis. Assane yaa ngi may tooñ waaye ci dëgg-dëgg loolu man xam naa Afrique ni muy doxee. ak xam naa ne itam nguuru Afrique day fiir. loolu indi woon ma daal di discret lool demoon naa sax bay laqatu ci gannaaw président buy dox. kon loolu bàyyi woon naa ci xel. waaye kooku dama yaakaar ne moom nga ko war a laaj sax du man. justement ñoom tam mën nañu wax de leur côté que vous n'étiez pas assez préparé à la fonction de premier ministre xëy na amoon satisfaction ci liñ la dénkoon. non loolu kenn mënu ko wax. te gis nga loolu na nga laaj aux fonctionnaires yi na nga laaj sax ëllëg bés bu ñu toogee ba duñu ragal yat bu dal seen kaw. nga laaj leen aux fonctionnaires yi. laaj ko naka lañ leen waxee les partenaires techniques. maanaam ñi doon liggéeyal ak Sénégal laaj ko ministre yi ma doon liggéeyal gis nga mbir mi. da nga mën leadership te dëgg-dëgg yàlla dimbale na ma ci ndax man amaguma woon fanweeri at bi ma nekk directeur général de société te balaa booba sax 25 ans laa nekk chef de division à la banque centrale. xam li ngay def ba pare nag am ci yéene sawar ci li ci des daal di dikk. amul man mii di wax ak yow bi président de la République di génn université maa ngi woon ilif sama ñaareelu banque. kon ca dëgg-dëgg li mu mën ci premier ministre war naa ko mën. waay maintenant nga génn taxawal sa parti ñu découvrir beneen Abdoul Mbaye boo xamante ni xëy na bu weesoo teegeeg yooyu léegi nga baal ma waxin wi pànk gi ñëw na bon di sànni xeer comme le font les politiciens kenn ki mun na ni mais est-ce que du vengeance wala xeetu ni mel vis-à-vis du président Sall. lu tax vengeance ndax bu Macky Sall toogoon tey moom nga koy wax. ndax doonoon na fi. premier ministre Ablaye Wade ba pare doon opposant Ablaye Wade. te nag man xeebuma sama bopp. bu ma waxee loolu li mu war a firi mooy Macky Sall man moom loolu laa gëm loolu laa jàpp bu toogee ba ñu tàggoo. moom moo ñàkk man ñàkkuma. ah bon te loolu yaa ngi koy gis itam ci li topp ci man. man loolu laa gëm. kon lu ma ci mer. moo ñàkk ci naka te bu fekkoon ne mer am na ci sax. kon lu ma génn di taxawal kuréel di oote ba ñu mat juróom-ñaari téeméeri membre
di liggéeyal Macky Sall ak gouvernement du Sénégal ak Sénégal. Pas possible. waaye nag bu ma toogee ba gis ne nii ñuy doxalee benn mënul jur koom boo xam ne bii. Sénégalais bu nekk dina ci gis boppam. waaye mën na it indi fitna ci réew mi jëmale ko ci injustice yi nga xam ne ñu ngi ciy teg suñu bés bu ne. jàpp naa ne waratuma toog daal di croiser les bras. loolu moo indi ma dugg ci politique. ok donc c'est des observations objectives yooyu def. ah mais c'est clair. très bien wàllu dette bi tax yaa tudd léegi wàllu koom-koom souvent Abdoulaye Wade wax na que ñoom bedd nañu que ni demeewu ni yow tiit nga ci actuellement niveau. mais loolu dafa am. ak lu président manti wax boru Sénégal mi ngi bari na benn te mi ngi bëgg a ëpp. bari na ndax boo toogee Sénégal dafa bokk ci union économique et monétaire. bokk ko juróom-ñetti réew bokk ko juróom-ñaari réew ñu juróom-ñett. boo seetee ca biir Sénégal moo ëppale li mu gàddu ci bor. kon bor bi bari na. bor bi àgg na ci foo xam ne bu doon tugal bu doon union économique européenne. kon dinañ la oo ne la taxawal. ok mooy 60%. souvent ils disent bor bi ayul mais nature investissement yi la ça tout dépend de fa nga koy dugal ak li muy ji. loolu di benn. ñaareel ba bor nit sañ na ko. waaye nag day fekk nga dugal ko ci lu am njëriñ. waaye loo xam ne lii dafay doon priorité. c'est pas le cas fi Sénégal. ah man ci li ma jàpp c'est pas le cas ndax leb ba bëgg a dee. ba noppi am ñuy xiif. ca kaw ja ca région de Podor ak Matam ak du fleuve loolu yëpp wax nañ ko day xam ndax yaa ngi topp actualité waaye Japon jóg na ne dañu xeex insécurité alimentaire nit jógee bitim réew di la dimbaleen sa askan xiif loolu gàcce la kon dafa am ay priorité yoo xam ne ci la ñu war a duggal alelu Sénégal waaye di leb di dem di indi ay projet yoo xam ne dëgg la dinañ mujjee am njëriñ. waaye duñu priorité ci fii ñu toll man noonu laa ko jàpp. yu mel nan par exemple TER bi sa xel da ci dem. TER bi bokk na ci. TER bi bokk ñetti. ndax boo seetee li ñu duggal ci TER bi te mën a xam exactement ñaata la sax xaw a jafe ndax am na lu bari loo xam ne ni ñu ngi ko ciy làq. waaye li wóor ba wóor li ñu duggal ci TER bi mënoon nañ ko duggal. ci raayu Sénégal ba dundalaat ko ndax nag jàpp naa ne koomu réew mënut a am ci réew boo xam ne amoon na chemin de fer ba mu daanu ba mu bàyyi ko ana réew boo xam ne bii mën nañ jóge na sous développement dem développement amoon chemin de fer amatul chemin de fer loolu mënul la mais France mi ñu ci dugal nag moom parce que gis nga di waxuma la dugal nañ ñu sax mais dañ ca ànd ak ñun xanaa yéene wun nu jàmm bëggul ñu développé. ku nekk ak sa réew. man de li ma jàpp mooy maa ngi ndokkeel président Macron. saa yu jëlee avion saa yu jëmee bitim réew mi ngi ànd ak chef d'entreprise di utali marché yoo xam ne entreprise française yi ñoo ciy jot. entreprise française yi bu ñu amee marché. travailleurs français yi am liggéey fayda la kenn mënu ko bañ waaye nag suñu njiit ñun ci biir Afrique nañu def ni moom loolu la ñu boo fi nekkoon di nga ko def ak les réalités économiques de l'Afrique du Sénégal di nga mun a daal di jiital njëriñu Sénégal mooy suñu xolu politique mais en quoi faisant yan formule ngay indi boobaa naka ngay passé wu de cette aide là étrangère yan fonds ngay créer yeneen à côté non aide étrangère kenn du ko bañ bu mu ne ñëw day ñëw loolu moom kenn du ko bañ waaye ni ma la ko waxee sànq lépp ngi ci lanay priorité man de biñ ma nommé premier ministre ca semaine ba laa taxawal benn conseil interministériel bu jëm ca aide alimentaire ndax li ma jiitaloon mooy Sénégal warul toll ay Sénégalais di xiif biñ ca jógee ñu daal di ca teg matul juróomi fan conseil interministériel bu jëm ci mbéy mi ci agriculture ndax looloo gën a am solo fii ñu toll fii ci Sénégal
ca biir at ma itam taxawal conseil interministériel bu jëm ci tourisme. waaye loola li ñu jàppoon ndax tourisme mësoon na fi baax mësoon na fi neex mësoon na fi ànd ak koom bu rëy ci Sénégal waaye liggéey bu ñu ci liggéeyoon yëpp am lu ko daaneel muy visa yooyu ñu joxoon Big Togo. kon am na ay yoon yoo xam ne dañ ca war a jaar. lii nga xam ne jël nañ ko tey def ko priorité muy infrastructure dafa war a gunge développement infrastructure du c'est des supports de croissance ni koy économiste bi waxee. waaye donc mën na indi tuuti koom waaye support la. croissance dëgg mu ngi jógee ci production économique. dafay tekki ni politique de prestige nga ko jàppee daanaka maanaam danoo yóotu foo xam ni yeggagun fa wuute gi dafa bari. politique de prestige ak nañ ko wax nañ ko tuddee politique de grand projet ndax loolu la ñoom dañu jàpp ne xool leen lii ni mu fesee maa ko fi def maa ko defal Sénégal loo defal Sénégal. alelu Sénégal la du sa alel. projet bi ñi ko liggéey ay sénégalais la ñu ànd ceeg ay étranger. liñ lay laaj mooy nga def loo xam ne doon na njëriñ ci askan wi waaye tabax dama mës a dégg benn bés ma kooku Côte d'Ivoire la woon may waxtaan ak sama nawle foofu boobu premier ministre la mu ne ma ko doon ndokkeel ndax Côte d'Ivoire ci dëgg-dëgg seen koom dafa gaaw mi ngi moom dafa di loo xam ne mën nga ci teg sa bët. ñun dañu am ay taux 7% wala lu jege 7% waaye Sénégalais boo ko laaj mu ne na anamu. dunduma ko waaye Côte d'Ivoire moom da nga koy gis. ñiy jógee bitim réew di ñëw Côte d'Ivoire di ko wax. ma koy ndokkeel nag ci loolu ne ko yéen day seen Côte d'Ivoire bi neex na. ndax mi ngi naat mu ne mi ngi naat dëgg la waaye ñu ngi xalaat leneen ma ne leneen lu mel naka mu ne goudron bi bari na ñu ngi defar ay tali waaye Ivoiriens yi nee nañu goudron kenn du ko lekk. comme ni ñu ko doon waxee fii Sénégal mais goudron nag ci la quand même ay voies de communication. ci la waaye support ci la dafa am solo sax les zones rurales par exemple. ci la dafa am solo sax waaye dafa am lu ko jiitu. c'est des supports de croissance encore une fois nañu dëgg la kenn waru ko fàtte. waaye bu ñu jël lépp yóbbu ko fa. ndax rek bëgg lu rëy bëgg lu fës. ba noppi nag bëgg lu fës suñu budget attanu ko nga jël alal bi bitim réew war ko fay mu doon lu diis ci sa budget. ba bés ñëw àggaguñu fa mënatuloo fay sa employé. waaye yaakaar naa ne àgg nañ fa mënatuloo fay ay entreprise yu bari yu lay liggéeyal fii di entreprise nationale mu indi lan. yaa ngi fay entreprise étrangère yu jógee bitim réew. ñoom ñu ngi fay seeni employé waaye fii ci Sénégal. mënuloo fay entreprise nationale yi ñoom mënuñu fay seen employé. bu ko defee richesse intérieure du am xëy na. création non da ngay dàq loolu. koom boo xam ne bi Sénégal ko moom. mi ngi jëm bitim réew. très bien dinañ ci ñëwaat ci kanam mais ñu dugg ci politique bi ak votre parti acte déjà nu mu dundee wér-gu-yaram gi mbaadu beneen parti cabine téléphonique nga baal ma. non parti man du ma jiite parti cabine téléphonique balaa booba ma bàyyi kay dem sama yoon non. naka la activité yi demee yéen a ngi ci massification bi j'imagine yaa ngi ci wax ak askan wi. mi ngi jëm kanam. parti bu bees la nag ñu ngi soog a judd ndax amagul ñaari at. te dese na leen trouvé parce que aussi législative yi jaar nañ fi mais. waaw non mais xam nga législative yi ñëw nañu bi ñuy jàpp ñun war a dem ci législative yi. parti bi juróom benn weer la am. ok dëgg la ñu ngi woon ci kaw gi di circuler di dem di waxtaan di xamle li nga xam ne lii moo ñu tax a dugg ci politique waaye ci dëgg-dëgg xamoon nañ ne buñ ca duggee it. duñ ca am lu rëy. du yomb waaye amoon na solo. ñu jëm ca ba am ca jàngat. ndax élection yooyu moo naroon a am balaa ñaari élection 2019 yi di ñëw. technocrate bi nga doon bi nga duggee ci arène politique bi lan nga ko jàngate loo ci découvrir xam naa ni du ñàkk ay déception. déception yi bari na ba ci waxi vie privée Abdoul Mbaye tout le respect que les Sénégalais ont pour lui ñuy wax ba wax say mbiri sëy. oui métti na waaye nag waaye fii lañ doon la ñu jàppee war a doxal politique. dinaa ko nangu nag dina métti na nag. métti na de ndax
musuma yaakaar ne dinañ mën a àgg ba ca foofa. waaye Sénégal ma ko jaral. ban style personnel nga bëgg imposer au Sénégal jamono yi ñu toll yow lan nga gis ne mooy yoon wa ngir wax ak askan wi ngir dem fenn fii parce que j'ai l'impression que vous les politiques da ngeen di présenter wu en messie wala bokk sénégalais yi ñoo ni gisee man rek foog naa ni am réew aussi toog sa kër ñu développé la ko amul fenn de. li am solo. man de ci ni ma ko gisee ci kaw li nga xam ne li dund naa ko ci biir entreprise muy expérience wu entreprise expérience wu banque. ci kaw li nga xam ne li dund naa ko ci biir gouvernement du Sénégal doon njiit ci gouvernement ba premier ministre. lii nga xam ne jàpp naa ne dafa di loo xam ne dañ ko war a soppi fii ci Sénégal mooy ni ñuy doxale politique. politicien yàq nañu réew mi politicien seen bopp lañ fi nekkal am na solo tey ñu yeete loolu mooy liggéeyu politique. loolu mooy liggéeyu am politique. yeete askan wi yeete électeur ba ne ko attention. yéen a ngi fal ndax yéen a leen di fal. yéen a ngi fal ñoo xam ne bés bu ñu toogee te wan nañ leen ko du benn du ñaar. seen bopp lañ fay nekkal ak seeni mbokk. na ngeen fal ñoo xam ne ci kaw seen démb ak ci kaw li ñuy oote ngeen jàpp ne ñii dañu di ñu dëggu. ñoo xam ne ñii mën ngeen am yaakaar ne bu ñu toogee njëriñu Sénégal la ñuy jiital njëriñu askanu Sénégal la ñuy jiital soxlawuñu dara ci politique. te politique jëlewuñu ci dara. man mii di wax ak yow xaar ba juróom benn fukki at romb ma may soog a dugg ci politique. xam nga ne politique amaluma njëriñ. politique li ñu jàpp ñun moo di ne homme politique waxatuma sax politicien am na waaye man duma politicien. homme politique moo war a dundal politique waaye fii dañu jàpp ne. politique mooy dundal politicien. loolu moo fi war a jeex. du yomb dugal ko ci nopp ki nga xamante ni xëy na dafa nekk ci benn situation économique dafa ñàkk wala ñu dugal ko ci ñàkk sax mun na nekk après appauvrir la pour venir encore exploiter cette pauvreté. wax nga lu am solo Assane ndax da ngay toog jàpp ni ndax toog ba vote jot. nga yore sa junne mën ci jënd carte ba ñu voteel la. loolu musiba la. li indi loolu nag mooy ñàkk te ñàkk boobu man jàpp naa ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi moom moo leen gënal naat mën a am. te boo seetee discours du président de la République fin d'année 31 décembre. waaw yow yaa ngi wax Sénégal a ngi naat taux de croissance économique 7%. di bàkkoo 300 000 bourses familiales dinañ ko yóbbu 400 000. maanaam ñi soxla ñu dimbale leen ci kaw presque sarax dañu yokk. yaa ngi bakkoo loolu barke démb lañ maa ngi ko doon wax sànq Japon dina joxe xiif bi nekk bi am région Matam ak région Saint-Louis. dina am loo xam ne nii borom kër bu nekk dina am lu mu ci jot. te loolu yëpp yaa ngi koy bakkoo ndax. bëgg ñi ngi koy jox ëllëg ñu jàpp ne kii moo ma ko defal kon naa ko voteel. kon loolu am na solo li ngay wax ni am na solo dañuy góorgóorlu ba comme bañ a am naat bañ a am ci banlieue yi ak ci biir àll bi ndax ëllëg voteel leen neex. mu jëm ci ñoom. mais loolu ça peut ne pas être très intelligent parce que loolu lépp mën na këpp ci sa. waaye nag loolu mais retardé rek. absolument parce que politicien nag dafa gàtt xel. moom mi ngi seet rek li jëm ca poosam. naa toog rek ba am li dugg sama poos. naa diggaate lu ne ba am lu dugg sama poos ba ma toog am lu dugg sama poos. waaye man li ma jàpp te loolu bokk itam ci li ma indi ci biir politique mooy lu dul dëgg du wéy. te bés dina ñëw. Sénégalais yi dinañu fipp.
te mën na indi musiba ci réew bi. Très bien ma fàttali mbokk yi seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñuy dalal monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye di njiitu parti ACT. monsieur le premier ministre fan yi doon ngeen génne ci lu yàggul d'abord benn seen parti bataaxal jagleel ko président Sall pour ay leeral ci wàllu lu jëm ci contrat yi pétrole gaz tout récemment aussi ci seen lëngoo ko Ousmane Sonko ci mu daje ngeen tegaat la même question sur la table ñoom état bi nee nañu ñu ngi sax rafetlu ce débat parce que ñoom fekkoon na leen ci transparence bi ngeen leen di woo mais kan moo ci am dëgg ci ñaari wàll yi yéen na ngeen opacité ak xii di mini dafa am ñoom ñu ne siiwal nañu tous les contrats lan ngay wax foofu. li ma wax dafa leer bataaxal boo xam ne bi 19 octobre laa ko bind. yónni ko président de la république ba pare nag mu doon lettre ouverte maanaam ku ne war ko yëg. bataaxal boobu li ma ci wax bariwut dama ne jël ngeen pétrole u Sénégal. lu mat ñetti permis am na ku ñu ko jox te ca booba sax man maa ngi nekk premier ministre. décret présidentiel la tax loolu mën a ne premier ministre Abdoul Mbaye signé ca suufam ñu tuddee ko contre signature. waaye loolu bi ma génnee ba am lu ma ci dégg ne kii ñu jox pétrole bi day saay-saay la benn mënu ko liggéey mënul ut pétrole ma mënu ko liggéey ma ne waaw loolu naka la mën a ne. ma daal di dellu ca décret ba. décret boobu li ko indi mooy rapport de présentation bi ministre ba defoon muy Aly Ngouille Ndiaye. mooy rapport de présentation ba dafa faux maanaam li ci nekk du dëgg. ndax bu yemoon rek ci war a wax dëgg dina wax ne société bii nga xam ne ñu ngi koy waaj a jox ay permis pétrole Sénégal. Sénégal ñëpp war ko bokk itam. société bii ñuy waaj a jox permis ba. $10,000 capital la am maanaam juróomi million. maanaam loo xam ne njëgu auto occasion tout venant la. dañ ko xamoon noppi. parce que mais duñu ko signé. loolu du mën a ne. waaye li ci gën a graaw mooy. waxoo loolu waaye nga bind ca rapport ba ne société bi ñu koy waaj a jox société bu am maanaa la investisseur asiatique. am alal yu dul jeex ba pare yàgg ci mbirum pétrole. te société la boo xam ne amutoon ñaari weer. société la boo xam ne capital ba 5 millions la ni ma la ko waxee rek 5 millions mooy jënd oto bu ndaw tuuba na société la boo xam ne benn jëmm ko taxawal. ca àll. kon boo waxee lu dul dëgg di ci xaar ndax yoon ci Sénégal article 8 code pétrolier dafa leer li mu wax dafa leer munoo jox pétrole du Sénégal koo xam ne amut moyen maanaam alal bu bëree te wanewul ne am na lu ma mën ci pétrole jëf ko ba ñu teg ci suñu bët. kon ma ne président ma bind ko ne ko loolu am na kon ki bind rapport de présentation bi li mu doon ut daf ko bëggoon ba pare nag teg ko ci lu dul dëgg loolu mooy faux mooy frauduleux. kon jógal taxawal enquête administrative enquête judiciaire ba tey ba sànq. xanaa joxin wi ñeel marché bi amul woon segg auparavant naka lañ defee attribution. mais liggéey boobu yëpp dañ koy dénk ministre de l'énergie. am na nag loo xam ne li dégg naa mu koy wax. mës naa topp benn émission mu naan waaw Abdoul Mbaye mënoon na ko saytu waaye loolu jàll na mais quand même. yow nga romb ma ñu bokk kër. nga romb ma ak sa xaru tabaski. ma ne la sa xar bi rafet na nga ne ma merci jërëjëf. ëllëg sa ma dégg ne xar bi da nga ko sàcc. ma ne la waaw mais yow xar bi nga yore woon de ma ndekk da nga ko sàcc. nga ne waaw lu tax nga wóolu ma. lu tax du ma ko wóolu. te ñu bokk gouvernement. ba noppi nag mu am leneen ci yoon. ci dëkk boo xam ne bi jàpp nañu ne dëkk démocratie la ak dëkk boo xam ne dañuy doxal yoon di doxal dëgg président de la république ci boppam moo ñu waroon xamal ne rakkam Aliou Sall moo nekkoon ca société ba fii ci Sénégal. ok
ci gàttal kon. am na loo xam ne yi dañu ko benn làq am na ci. ñaar fraude faux ak tey ko te nag loolu sax ci li ma dégg. feeñ na ci rapport inspection générale d'État boo xam ne bind nañ ko. loolu am solo it ndax rapport inspecteur général d'État. am na foo xam ne fii dañ koy yóbbu yoon bu fekkee ne Khalifa Sall la. am na foo xam ne. du génn ñu làq ko bu fekkee ne Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye la. am na wala c'est au conditionnel bu président tegati. gisaguma ko waaye dégg naa ko. waaye gis nga loolu yëpp bés dina am mu leer. avant bés di am mënuñ ko attaquer quelque part au niveau benn tribunal donné loolu ngeen dénoncé yëpp yéen opposition bi déjà man je trouve que réew mu normal assemblée nationale bu normal boo xamante ni du assemblée que politique war na mën a saytu yooyu également ndax ñun askan wi ñun yëpp mënu demandoo di wër ñoom ñoo ñuy wëral ñooy suñuy représentant. waaw mais nga indi woon nga indi nag beneen wax fii Sénégal. dañu am système politique boo xam ne loolu yëpp si politiciens ñoo ko tabax ndax mën a séddoo rek. système politique boo xam ne kenn mënul saytu sa morom baa boog lépp ngi ci loxo président de la république lu ko neex def. waaye démocratie dëgg séparation des pouvoirs day am. amul réew boo xam ne lu ñuy day dina fa am te assemblée nationale du taxawal commission d'enquête amul. waaye ana ban assemblée nationale bu président Moustapha Niasse jiite. c'est pas possible du am. mais loolu jar na sax yéen tamit opposition bi ngeen di juboo ci lenn li pour dem am fa doole yéen. waaw li des léegi mooy. jéem a seet bitim réew. ndax am na ay tribunaux yoo xam ne mën nañu jël mbir mi ba juger ko. am na nag loo xam ne lii ñu ngi ciy góorgóorlu am ñu ciy góorgóorlu fële ca États-Unis. li gënoon quand même mooy ñu mën ko àttee fii balaa ñuy joxe marché yi balaa jaan ji romb ñuy dóor ci watat wi ndax am na xaalis bu la xasee ba rëcc. saa yi nag mais loolu mooy yoon loolu la ñu bëgg a tabaxal Sénégal. ñun suñu projet politique. ci loolu la jëm. waaye day indi indépendance du législatif indépendance du système judiciaire. te loolu nag ci dëgg-dëgg amaguñu ko fii ci Sénégal. xeex bi du yomb de parce que ñu ko fi gëmloo depuis 1960 yëpp ne ay politiciens bu ñu ñëwee installé wu rek déjà je me demande lan mooy changer nit ñi une fois arrivé au pouvoir li ñu daan diggee ci opposition bi nañ daan wootee bu ñu ñëwee safaan la ñuy def ca duñ ci am benn gàccee. waaw waaye nag man de li ma jàpp mooy. moo tax it sànq sax wax naa la ko koo fal koo dénk responsabilité. bul fàtte démbam ndax boo toogee ba gis ne soppeeku na ci yaakaar boo amoon ci moom. boo xoolee démbam di nga xam ne am na lu ca nekkoon te gis nga am na benn film boo xam ne waa Y'en a marre ñoo ko defar. xam nga ñoom waa Y'en a marre xeex nañu lu bari le régime de Abdoulaye Wade ba jàpp ne Macky Sall moo tane. waaye ca film ba ci ñoom am na ku ñuy wax caat waxoon na ne kii ñu ngi koy fal dëgg la moo fi tane waaye nañ ñëpp la mel ni ñëpp la mel. te moom gisoon na ko. waaye nag. très bien présidentielle 2019 monsieur le premier ministre ak yéen opposition beeg ni ngeen ci nar a demee am na ñu naan pluralité des candidats ñenn ñi jàpp ne candidature unique débat boobu déjà yow lan ngay wax da nga naan teel na wala. ba man ni ma jàpp mooy candidature unique gënul ci présidentielle. tane na gën na ci législative waaye gënul ci présidentielle. ndax lii tubaab di oote report de voix du mës a doon 100%. maanaam boo gisee Abdoul Mbaye ak Sonko dëgg la suñu politique jegewaatu nañu lool. waaye am na ñoo xam ne Sonko la ñu jàpp war ko votel boo leen waxee votel à Abdoul Mbaye ñu toog. wala ñu votel keneen am na ñoo xam ne Abdoul Mbaye la ñu war a votel bu fekkee ne nga leen non léegi Sonko mooy candidat unique. dañu naan non man Sonko doyuma Abdoul Mbaye la kon. pluralité des candidatures. loolu yàqul dara ca premier tour. waaye nag deuxième tour bu ñëwee. am na solo ku ne ànd ak ki nga xam ne kii. moo nekk le candidat de l'opposition. te loolu nag da nga koy tabax balaa premier tour di ñëw. ñun ci loolu la ñuy liggéey. très bien ñoom pouvoir bi ñu ngi waxi jàll premier tour
am na ñu foogoon ni Sénégal loolu mënatul ne waaye bu fekkee ni aussi jàll nañ premier tour xëy na daa fekk ñu yóbbu leen ci saaku ya loolu yéen gëm ngeen ni lu mën a nekk la. non wax a yomb. wax a yomb ndax am na ñoo xam ne ñuy waxoon nañ ko fii te ànduñu. kon nu ñu xaar rek ba ñëw waaye nag njuuj njaay bi nga xam ne gis nañ ko ci législative yi. bu mu fi amati de. mënu fi amati. ndax toll Sénégal démocratie ndax Sénégalais jàpp nañ ne ci 6,2 millions électeurs yu nekk ci fichier bi 2,700 ak lu ci tegu jotuñu seen carte. 2 millions maanaam 45%. boo jël ñaari Sénégalais kenn ki mënul voter. kon vote warutoon a am. waaye ñu indi ko ci kaw lan violer la loi ndax conseil constitutionnel doon législateur kooku kenn mësu ko gis fenn. te loolu am na ba noppi nag violer les engagements internationaux ndax ci biir CEDEAO dañu jàpp ne bu ñu xasee ba dugg ci juróom-benn weer yi jiitu élection rek. waratuñu laal dara te laal nañu loi électorale. mu mel ni nag ne ñii ñu ngi waajal naka sa dul noonu. waaye loolu bu mu fi am. maintenant il faut ngeen xeex ci j'ai l'impression que aussi da ngeen di bàyyeeti bëttal mbir mi ba mu ne këtt ne jot na ñu soog caa wax gis naa opposants yi ñenn ñi ñu ngi ci seen i tournée ku mel ni yow yaa ngi ci ndaje ak askan wi mais je pense que ñooñu ngeen di tournée ko waxal bu fekkee ni bis ba jot na amuñuy carte du leen baril njariñ il faut que xeex bi à la base ngeen taxaw. mais loolu am na ba ca. woote ay ndaje organiser des marches pacifiques quand même démocratiques. mais suba bu neexee yàlla marche bi dina am. ñu ngi ciy oote du ñu toog nag. du ñu toog ndax du ñu nangu foqati. du ñu nangu gàcce bu ni mel ndax gàcce la sax ci Sénégal. amul citoyenneté tu yëfu parti politique nag. yëfu citoyen la loolu am solo. kon marche bii nga xam ne ñu ngi koy waajal ëllëg. vendredi dafa war a am te du yëfu parti politique na ku ne jàpp ne. yëfu citoyen la yëfu Sénégal la. sensibiliser aussi militants yi. parce que léeg-léeg am na ñu duñ dem sax wëri seen carte après ils disent woy rétention de carte ñooñu tamit il faut ñu wax ak ñoom. waaw mais ñoom ñëpp loolu ñëpp ñu ngi koy def. waaye nga war a nangu it ne vraiment amuñu njiit. ndax ci dëgg-dëgg boo nekkee njiitu réew war a oote élection fu ne war nañu dégg ngay publicité dem lañ jëli seen carte. dans tous les pays civilisés c'est comme ça que ça se waaye ana publicité boobu. dafa di loo xam ne ni ñoo ko téye carte yi bañ ko joxe waaye nag di góorgóorlu ba ñuy bokk ci ñoom. mën a jot seen carte. di organiser wu di def non waaye ni nga ko waxee it. ñun nañu taxawal loo xam ne dina mën a tax. militants yi ak électeurs yi nga xam ne jàpp nañu ne Sénégal soppi dafi war a am. ñu mën a jot seen carte. en tout cas gis naa ni moom c'est la mère des batailles carte yi génn parce que nag ki la bëgg bu amul carte mënu la woteel. absolument mooy gànnaay bi. mooy gànnaay bi. très bien Abdoul Mbaye ndax candidat lay doon 2019. yaakaar naa ko nag. waaye nag man dama respecté sama parti. dama respecté sama parti. du ma tëb rek ne man maay candidat. parti dafa am yoon. boo xam ne bii dañ ca war a jaar. parti ba nekk diw mooy sama candidat waaye li ma mën a xamal tey mooy man dinaa nekk candidat à la candidature. loolu moom dina ne. incha allah. mbirum Khalifa Ababacar Sall bokk na ci actualité monsieur le premier ministre naka nga ko gisee maire bu Ndakaaru boobaag léegi ña nga ca mbiri caisse d'avance bi déjà mbaa yow jotuloo ci laal caisse d'avance egsiwul ci yow. egsiwul ci man. dafa am loo xam ne bu demee ca tribunal. maanaam cour magistrat toog man dootuma ci waxati. maanaam ci procès bi ci boppam ndax li magistrat xam xaw ma ko. li avocat Khalifa Sall xam xaw ma ko. li avocat état xam xaw ma ko. waaye justice dafay doon justice. injustice bu ñëwee justice amatul. te injustice am na bu fekkee ne diw def na nga ne da nga koy topp diw def na nga ne da nga koy bàyyi doo ko topp te loolu moo fi am. kumba am ndey kumba amul ndey loolu daf fi war a jógee. bu fekkee ne rapport inspecteur général d'État moo indi ñu yóbbu Khalifa Sall ci yoon
nañu yóbbu Aliou Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ca yoon ndax rapport inspecteur général d'État am na it ci wàllum pétrole bi ñu doon wax ak yeneen réew mi jot nañu fi doxal dëgg ak justice injustice mooy indi fitna ci réew de waaye topp rek ne diw dinaa ko liquider xaaral ma taxal ko dara du jigéen loolu yéen a ko mën a dindi maanaam bu ngeen di falu ngeen di wàññee délesté wu un peu de vos pouvoirs parce que dafa bari un président qui est tout présent dans un pays ñu ne non dañu am vraiment un régime présidentiel mais ku falu tam da nga ko fi bàyyi tant que ça t'arrange doo ci laal dara. li nga wax am na solo moo taxit xam nga sànq ñu ngi doon wax yaa ngi doon wax opposition bi naka lay organiser wu. ñu ngi nag ndegem ni ma la ko waxee sànq. am na solo deuxième tour bu ñëwee. opposition yëpp mën a ànd ak ki nga xam ne kii mooy jàkkaarloog bu fekkee ne man ñaanaluma li may ñaan yàlla mooy Macky Sall bañ a dem deuxième tour. waaye bu fekkee ne dem na deuxième tour. bu boobaa opposition bi yëpp mën a ànd ak candidat bi génn ci opposition. ci kaw lan ci kaw am loo xam ne dañ ci jëkk déggoo balaa premier tour di ñëw. te lii nga wax ni doon li ci ëpp solo démocratie day nuru démocratie. démocratie du loo xam ne ni président mooy moom exécutif maanaam gouvernement bi moom assemblée nationale mooy législatif bi moom judiciaire bi mooy tribunaux yi. démocratie bu fekkee ne da nga ko bëggal sa réew te moo mën a doxal réew. ku ne dafa war a mën a am sa indépendance ku ne mën a saytu sa morom. ñoon ci loolu la ñu dox te ci loolu moom dinañ ci déggu. incha allah c'est important mais ba fii dafa mel ni ab idéal rek la ci arène politique bu Sénégal ni muy doxee. waaye dina mujjee ñëw ndax yaakaar naa daal. gis nga Sénégal nag kenn dafatul. ndax boo ko seetee ba seet. mais texte yi ñooñu tënk yeewu nañu ñun ñëpp mais xam nga mënoo dans un pays de droit nga def lu safaan nag li texte yi wax texte yooyu nga xam ni gars yi dañ ko nattal seen bopp mu doon ay grand boubou wala ay xaftaan wala ay costume yu leen jot sëkk. lañ bëgg nag ñu nattal ko askan wi bañ ko nattal seen bopp. waaw waaye askan wi bu gisee ñun li nga xam ne li moom la ñuy proposé. ci biir programme deuxième tour ba ma la doon wax. dinañ xàmmee kan la ñu war a voteel. ci ñoom la nag. loolu moom ndax démocratie it électeur bi li mu bëgg moom ngay nangu. waaye dañ leen di expliquer bu baax a baax ne Sénégal mi ngi dund lu metti te ñoom sax askan bi sax seetal ndax nañu fàttaliku 2000 jàpp nañu war a indi leneen waaye li ñu dund yëfu politicien la woon. am ci déception bëgg ca génn. jàpp war a indi leneenati amaat ci déception tey nag ñuy oote Sénégalais yi ne bu ñu yemati ci di génne politicien indiwaat politicien ni ñuy doxalee politique la ñu war a soppi bu boobaa nag ñu bàyyi politicien uti ji homme politique ak ay femme politique ñu mën a day fekk ñu nekk askan boo xam ne dafay falaate Sénégal dafa fekk dañoom folli lañ gën a mën dañuy folli rek mais pour fal préparer quelqu'un def enquête de moralité xool démbam ni nga ko waxee non ñun daal dañuy doyal ci yow rek. waaw mais dina mujjee ñëw benn aw bëy romboon sax ñu ne na toog. dina mujjee ñëw daanu naa benn yoon daanu naa ñaari yoon. di nga moytu beneen yoon. waaw góor bu dee daanu am na parce que comme je dis toujours bu dee am na rempilé na bu boobaa askan wi dana wax le contraire de li ngay wax ni waaw mais day randal rek day randal mbir mi rek ñu dinañ ko jooy nag ndax ñun yaakaar nañ ne Sénégal jot nañu soppi boobu mën a am. très bien ci wàllu coopération monsieur le premier ministre France Sénégal junj nañ ko sànq Emmanuel Macron annoncé nañ ko fi ci conférence mondiale sur le financement de l'éducation mais on se rend subitement compte que mais yeneen moo ko fi indi woon gis nga le nombre d'accords yu ñu fi signé sur le plan économique France ñoom ñu ngi ca fulla ja ce serait regrettable que sunu président sunuy gouvernement ak yow école bu mel ni HEC macha allah ci kaw gi ngeen génne fa France di continuer di nax nii rek. mais mooy li ma la doon wax nii rek Macron c'est un bon président de la République. apportez-lui la réplique pour que Sénégal dox. moom day jiital njëriñu France. ak du jël avion tukki te jiital njëriñu France. njëriñu France lay ñun ñag ñooy topp ci avion yi rek. te nag bu tukkee benn yoon ñun tukki nañu fukki yoon. waaye Macron
nañu def na moom. bu ñuy tukki di uti ji ay marché entreprise sénégalaise di uti ji même artisanat sénégalais nañ ko utal ay marché nañu loolu laa bëgg débat bi dem fa c'est-à-dire xam-xam bi nga xam ne ñun suñuy homme valeur am nañ ko ci réew mi muy génn débat bi mu gën a économique que politique. mais évidemment man benn visite officielle laa mas a def bi ma nekkee premier ministre. ma dem Turquie. kaw bi ma demee Turquie dama ne entreprise sénégalaise yi mën dañu ñëw ànd ak man. waaye nag nañu xam ne état du leen fayal billet état du leen fayal hôtel. te xam nga koo fayal moom yëpp mu neex. yaa ngi doxantu yaa ngi touriste. ñi ñëw am na lu ñu bëggoon am foofu ca Turquie. waaw mais mbir mi noonu lay demee. noonu la mën a demee. mais da ngay jiital l'aspect économique lan mooy amal njëriñ sama réew lan waaye tukki rek dem te kii ñu motaar yi ñu réception ak yu ma xamul mais non nañu bàyyi loolu fola loolu ci fola. dafa fekk ne aussi xam nga yeneen réew yi dañuy toppee seen koppar ñun fii tamit wax ji mooy jib nii rek ñu naan ay crédits ay audité mais au finish parce que les Français les Américains seen avions yooyu boolaa ngay lakk kérosène ba di nga leen wax foo jëm. ah absolument absolument voilà. d'abord balaa sax ñu laaj la dafay transparent. maanaam dañuy xam ne diwkat lii la jaay ci lii. waaye fii lépp la ñuy làq. ba ca rapport inspecteur général d'État ñu ne moom ci boppam président de la République nee na am na wax na ko Jeune Afrique. en 2014 je crois. nee na mais rapport yi maa ngi ci teg sama loxo bu ma ko génnee woon musiba am luy wax boobu mooy ban ma. diw tooñ na Sénégal yëgal nañ la ko yow mii doon njiitu réew loo ciy teg sa loxo. Sénégal France kan mooy gagné kuy perte. ci wàllum coopération économique. ci wàllum coopération économique c'est la France c'est clair. C'est clair. Très bien Sénégal Mauritanie également gis nañu li fi xew barki Demba Ndiaye un pêcheur sénégalais ñu fa descendre faat ko doo gisee initiative Macky Sall dem Nouakchott quand même foofu xanaa di nga ko nangul sax parce que depuis le début waxtaan wi gisuma nga nangul ko ay point de. bon benn la boo ko seetee sax ñun suñu parti. lépp lu jëm ci affaires étrangères. dañ koy moytu dinañ jël position. waaye am na solo nga bañ a gêner l'exécutif ndax dafa di loo xam ne c'est délicat. lii xew nag dëgg la oote jàmm moom suñu diggante Sénégal ak diggante Mauritanie kenn mënul def leneen. c'est pas possible. dëgg la waaye am na loo xam ne mi ngi xew ci frontière maritime bi. war nañ ci ut ay matuwaay te loolu mi ngi jiitu ci yow saa yoo déggee. ay déggale navire de garde-côte mauritanien waa ana navire de garde-côte sénégalais. frontière la ñii bu ñu nekkee fële. Sénégal nekk fii. bu boobaa waxuñu nag ñu taxaw ndax xeex non waaye suñu nappkat yi. aar suñu doom ak suñuy doom yi. bu ñu demee ba bëgg a jàll frontière bi. suñu garde-côte yi ne leen non. bu leen wees fii loolu am na solo. waaye toog rek ñuy rey suñuy doom yi nga ak itam am lu am solo itam Mauritanie war lañ leen wax ne bu ñu defati tir à balles réelles. ci ñoo xam ne yoruñu ay gànnaay ñu mel ni ñooña. ça c'est important. ndax tir à balles réelles mën na rey nit. question bi sensible na trop. te nag ñëw rek sàcc nga rek ma rey la wala même bu fekkee ne. jam ay lëg ak yooyu quand même. c'est excessif. kon loolu am na solo benn waxtaan. ndax jàmm am ñaar ñoom ñu bàyyi di tirer à balles réelles. ñett ñun ci suñu bopp li nga xam ne li Mauritanie mën na ko ñun ñu def ko mu bañ a doon di uti xaare waaye mën a doon luy aar suñuy doom yi. na fekk nga am moyens yi tamit xëy na Mauritanie sax mën nañoo dabu ci ñoom ndax il paraît que seen géej dafa am ay ngëneel yu bari riche na. boo waxee yëfu moyen ma delloo la ca yëfu priorité. affaire bi priorité la. da ngay jàpp ne lii priorité la. nga jënd gaal. loolu yëpp priorité la. très bien ñu jeexal ci wàllu concertation yi quand même monsieur le Premier ministre parce que mënut a ñàkk cim réew nag sur le plan politique laa bëgg a wax yéen président Sall ak waa Benno Bokk Yaakaar il faut toog gi am nag gis nañ ni bu ñu wootee dialogue rek ñii dañuy braqué wu ñii ne déjà du ñu dem parce que jaru ko mais am réew nag danger la muy demee noonu. waaw mais wax nga dëgg dialogue nag ci oote war nga ko nangu.
waaye nag itam oote dialogue nga war a toog ak kiy indi fitna kooku yombut te ma war ci wax dara. dëgg la oote dialogue ku ne war na ko def waaye toog waxtaan ak kiy indi fitna loolu tam am na solo. ndax li nga xam ne lii moo braqué opposition bi mooy législative yi ni mu demee la waaye législative yi dafa am organisateur Macky Sall noonu la ko bëggoon moom ak ministre am ak ñi mu àndal kon bu ñu gisee jëf boo xam ne mën na indi musiba ci réew mi da ngay waxtaan ak le responsable. jëkk wax ak moom. dialogue ñun bañuñu ko waaye boo oote dialogue naan diw mooy sama arbitre yow yaa taamu arbitre bi. yow yaay fixer le règle du jeu yow ëllëg yaa leen di yaay mais non. da ngay waxtaan yow naka ngeen gisee dialogue bi. très bien ñu toog waxtaan ci loolu. ñun loolu ñu jàpp moo tax it ñu bind ko bataaxal ànd ceeg plus de 20 organisations ne ko dialogue bi ñun lii lañ ko gisee. ñu ngi koy déglu. da ngeen jubawul ci terme de référence waxtaan bi. ñu ngi koy déglu waaye waxtaan bi moom kenn bañu ko. très bien marche bi suba boobu yaa ngi entraîné mbaa parce que gars yi dañu tàmm bu ngeen ñëwee rek ñu dóor leen grenade di fii dégg naa Decroix sama xarit mu jaar na la yoonu RTS Omar Sarr daw nga jaar jël taxi dem quand même loolu aussi bu ko sa waay xamee nag da leen di napp nag. voilà non gis nga mbir mi keroog provocation la woon loolu lañ ci war a jàpp xam nga Sénégal nag dañu gaaw provocation la. ndax dañu ne mën ngeen a ñëw ba place de RTS. waaye bañ fa àggee ci la ñu commencé sànni. ci li ma jàpp. nangu nañu ci li ma dégg nangu nañu circuit bi. marche day doon marche pacifique. ok c'est pas boo wanee sa doole yaa ngi bañ. marche pacifique. marche pacifique ñëpp ko war a nangu. waaye yaa ngi bañ ñu wane ne ñële bari na ba bari la Sénégalais yi ba bari na ñu àndul ak ni ngay doxalee. la marche elle est prévue dans notre constitution on n'a qu'à la laisser. très bien souvent ci circuit yi ngeen dul déggoo parce que ñoom tamit ils ont la responsabilité de gérer l'ordre public. la responsabilité de gérer l'ordre public waaye ñun ci suñu bopp. te loolu la yoon dogal ñoo war a contrôler suñu marche. te loolu dina am bu neexee yàlla. merci monsieur le premier ministre RFM ngi lay gërëm bu baax di la sant mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon seen émission yoon week monsieur le premier ministre Abdoul Mbaye njiital parti acte ci technique bi Serigne Saliou Deme El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.